mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ñu am mbégte ànd ak yéen ci xibaaru marax yi gannaaw bi ñu leen jéggaloo ci simili yi ñu lépp ñu jàpp ni li ci gën a fës bokk na ci te ñu koy tàmbalee guerre ba ca Ukraine Macky Sall président de la République waxtaan na ci téléphone ak président bu Russie Vladimir Poutine ndax Macky Sall mi jiite jamono ji Union africaine dafa doon sàkku ci moom guerre ba ca Ukraine ñu seet nuñ koy saafara jàmm dellu si fa ci xët wu mu siiwal moom président Macky Sall ne Vladimir Poutine déglu na ko te nangul na ko it ñu waxtaan négociation yoo xam ni dinañu mën indi saafara ci ay woowu nga xam ni tàkk na diggante Russie ak Ukraine ñu àddu jëmale ci tàkk-tàkk bu amoon ca marché salle de vente ca Sandaga ba tax defal nañ leen reportage ci marché ak taxaw seetlu gi ci kilifa yi nañu war a taxawee ci marché yi ñu gën a ñoŋ marchand yi maanaam ña fay jaay ñu gën a taxaw it ci sàmmonteeg la nga xam ni moom mooy wàllu sécurité bi municipalité yi maanaam maire yi it lan moo ci seen cër reportage bi di ci indi leeral ak faram-fàccee Habib Faye Thierno Laurent Mendy la ci àndal. ay lakk yu ñuy gën di nemmeeku ci marché yi te kenn xamut la ko waral loolee sonoon na lool ña nga xam ne ñoo di autorité yi tere leen nelaw bi ci mujj rek moo di bu salle de vente bu Dakar gii nga xamante ne ni ba tey ñoo nga cay wax te it la ko sooxe ba léegi xamaguñ ko waral na des nañ koy càmbaraat. bi erreur doomu aadama la du keneen ndogal yàlla d'accord mais ndogal boo gis borom loxoy borom a nga ca. ñi occupé tey espace boobu waruñ fa nekk c'est ça la vérité des choses ñi fa nekk waruñ fa nekk Pàcc Lambaye fu mu ne waru faa nekk terrain yi fa nekk terrain yi ay nit ñoo ko nit a ko moom seen borom dañ ko war a jël utiliser ko à d'autres fins bu ñu ko mënta utiliser à d'autres fins nañ ut ay contrat ak ay privé ñu moderniser ko administration bi comme ni ma koy faral di waxee maa ngi dëgër pir guddi di dëgër pir bëccëg di ko xeex mais xeexuma parce que damay yàqal ay nit xeexuma ko parce que damay bañ ay nit def seen liggéey xeexuma ko parce que damay bañ nit gagné vie am dama koy def parce que effectivement seen sécurité ak seen avantage ci loolu la fekk baax. Ndeye Diréew bokk moomeel bu Grand Dakar moom lii mës na kaa dund ci biir commune am bile Jean Baptiste Diouf tegik pexe ne faaw rek ñu sanc ay bouche d'incendie ci biir marché yi. parce que loolu dañ ci war a xeex dafa bokk si ñu war a xeex insécurité la te marché bu lakk mais mun na lakkaale kër yi nekk ci wet bi. je pense que dans le cadre de la sécurité environnementale ak yooyu yëpp ñu ko def une obligation. et donc si budget bi dañ koy def si waaw ak l'autorité compétente mooy sous-préfet bi balaa muy valider ce budget sax dafay gis ne am na luñ ci prévoir. waaye ngir gën a moytandiku lakk yi di am ci biir marché yi ñoom it ay pexe la ñu tëral. sapeur dafa yéex sapeur day ñëw en 2 minutes mais bu ñëwee amul sax fu mu jaar pour fay lakk bi c'est ça le danger dañ tabax ba tabax ci bouche d'incendie yi teg ay bagages ba teg ko ci kaw bouche d'incendie yi. lu neex waay def lu neex waay wax loolu mënatul continuer li ñu ko mën a wàññi nag mooy ñun ñoo ko war a wàññi mu mën a ñun administration comité local ak ñi fay occupé. ndax lañ ko wax te ay extincteur si biir marché bi. loolu aussi mais am nañu benn kii boo xam ne marché santé la tudd yooyu yëpp ñu ngi koy jël en compte pour mën ko def parce que dafa am solo pour ñun ci protéger ñiy jaay. lañ ci war di yokk bëri na lool ci fànn bu ne monte sax de ci biir budget mairie yi installation bouche d'incendie ci biir marché yi wareef la fa mbaalu ko mooy autorité bii di préfet bi mën na dakkal li ni mel. lakk bi def doom salle de vente du mbetteel ci Amadou Kanar Diop moom mooy njiitu société bi di prévention incendie panique et explosion nee na ci jamono commission interministérielle ca 2018 daal di nay artu waaye mu mel ni politique moo rax ci mbir yi ba defuñu li ci war Chérif Dia la seq ak laaj ak tontu. marché yi kenn appliqué wu ko loolu 98 la 2018 am na commission interministérielle bu visité Sandaga salle de vente ak Pàcc Lambaye bu ñëwee ci salle de vente rek bi tàkk nee nañ 2700 mètres cubes de bois lañ fa estimé woon loolu code de l'environnement sax nee na bu matee 1000 mètres cubes dafa war nekk à autorisation avant maintenant arrêté ministère de l'intérieur bi donc loolu amu fa gis nañ ne am na menuisier yu fa nekk yu ci biir salle de vente bi ci digg bi yu utiliser courant ba 380 volts gis nañ ne installation électrique bi dañ ko surchargé réglementaire gis nañ ne ci visite boobu ñu wax ci rapport bi
que am na ay cuisine maanaam ay waañ yu ñu fa def di fa togg ci ay gaz ay restaurant am na foofu ci biir ay restaurant donc loolu yëpp dafa bu dajaloo cocktail Montello boo xam ni bu lakk amee warul bett kenn. parce que ci arrêté ministre de l'intérieur génn woon na benn arrêté bu wane préfet yi budget communes yi bu leen valider tant que marché yi amul bu ci nekk ñaari poteau d'incendie. dañuy des ba léegi ci marché bi waaye bi yoon ak njëkk yi ca marché Tilène ñiy jaay ñi ngi wàccoog njëkk yu bees yi waaye jënd ak ñiy jënd ak ñiy jaay ñëpp tase fa benn mooy seen kàddu ñu gën a wàññi njëkk yi mooy seen mbébét di ko sàkku ci nguur gi reportage Cheikh Diop Thierno Laurent Mendy. yenn ci ay produits yoo xamante ni nag ñu ngi ko teg file lu ni mel la ñu nemmeeku ci ak wàññi teef lu ni mel itam di sababu ki nga xam ne moom moo di njiit bu réew bu Sénégal moom président Macky Sall ñaari ay bés ginnaaw bi ñi nga xam ne ñoom ñoo di jaaykat yi nag daal di dëppoog lu ni mel. mooy presque booy xool wàññi bi amul solo parce que wàññi boo xamante ni yow suukar lu ci wax 600 ñu ko doon jaayee ñun du 600 kon même prix la. daa fa ñoom li ñuy wax nii actuellement nii daa fa ñu jaay lu gën a yomb mu leer la. ñoom li ñoo jax ci client sax au contraire. bu ma sañoon mu yomb ci ñëpp mën ko am loolu mooy sama avantage mooy sama njëriñ ndax tamit man ci biir askan wi laa bokk ni may jaayee noonu lay dem jëndi. mu nekk ak wàññiteef boo xamante ni nag daal nay arrangé lool ñi nga xam ne ñoom ñoo di sénégalais yi. boo bëggee jënd kilo ceeb 500 ñaari kilo yi di 1000 francs apparemment dépense bi demeewul noonu. ñëpp xam nañ ne Sénégal fii mooy loolu. doon suñu sago daal ñu gën koo wàññi njëgu diwlin bi njëgu ceeb bi. suukar bi yëpp ñu gën koo wàññi daal. ceeb diwlin wala boog suukar ay produits la yoo xamante ni daanaka ñu ëpp ci askan wi dañu koy jëfandikoo saa su nekk ci loolee itam ñi leen di xaar aw subvention. comme Abdoulaye ni mu ko doon defee Abdoulaye doon subventionné bagage yi dégg nga bu subventionné ceeb ak diwlin soble bu xëyee matin commerçant bu mag moo lay woo di lay jox fournisseur moo lay woo moo lay naa bagage yi wàññi naa facture bi ma la joxoon temps. ay fan ginnaaw bi ñenn ci sénégalais yi nag lu ni mel doon na lu leen gënal waaye yenn ci ay prix itam ci li nga xam ne moom moo di jaba yi ñu ngi wëy di gën a yokk. ñu àddu jëmale ci jàngale bi ak CUSEMS SAEMS jàkkaarloo nañ ak taskati xibaar yi def xayma gannaaw ñetti weeru grève yi ak li ñu xaatimoo ko nguur gi ñu ngi sàkku nguur gi jël ay matukaayam ba wàccoog li nga xam ni xaatimoo nañ ko waaye am na leneen loo xam ni ñagas na déjà ñu jàpp rek ni mooy li ñu dégg ni dañuy yokk année scolaire bi ak anam yi ñu ko defee te boolewuñ lañ ci waxtaan nañ ci ak ñoom Fat Bintou Konté Amadou Ba ñoo teewoon ci conférence de presse bi. li nag la ñuy xamal nguur gi lay ñoom syndicat d'enseignants yi di CUSEMS ak SAEMS fi mu toll nii nag ñu ngi artu ñi nga xam ne ñoom ñooy établir ci respect accord yi nga xam ne moom la ñu xaatim seen diggante te nag ñi ngi jël témoin ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi bés bu ci jafe-jafe amee. Olof Njaay da ne ku ndóbin rey sa maam foo gis lu ñuul daw. Le problème du gouvernement du Sénégal c'est que le gouvernement du respecter ay engagement am looloy dëgg ñuy wax respect parce que nguur gi du respecter engagement am looloy dëgg moo tax ñu naan nag képp koo xam ne teew nga fekkee ko mbir mi na nga fexe bu àpp bi jotee ñu ngi jël date 1er mai loolu lañ bind ci accord yi fin 1er mai mois de mai ñëpp ñu ngi xaar loolu te syndicaliste yi lee di waa CUSEMS ak SAEMS it di ñaawlu dagg gi nga xam ne dagg nañ ko yenn salaire yu enseignants yi lee ndax dañoo jàpp ni rek motivation bi bu boobaa dafay xaw a des. ñun mosuñoo wax ponction parce que tey jii mun nañ wax nguur gi jàngalekat yoreel dara parce que lu ñu yoreel nee na ñu dagg nañ ko mais daggin gi la ñu wax modalité salaire dafa am nuñ koy daggee te dafa am loo xam ne kenn waru ko laal ci salaire loolu boo ko defee. mais état d'esprit boo waroon am pour que nit ñi am cawarte am motivation mais état d'esprit boobu du amati. ñoom waa CUSEMS ak waa SAEMS nag ñu ngi tiré bilan ci ñetti weer yi nga xam ne dañ koo def ab grève jàpp ni force syndicale bi la ñoom la te nag ñu ci gën a rafetlu rek di wax ni vrai askan wi dafa àndoon seen ginnaaw ci xeex bi nga xam ne ñu ngi ko doon xeex. mooy pastefu jàngalekat yi seen mobilisation seen détermination seen engagement. kóolute bu ñu jox yaakaar bu ñu am ci ñun
ba tax ni ñuy xam ne ni lii nga xam ne moom moo di seen mot d'ordre de grève levé wuñu ko de dañ ko suspendre lépp rek mi ngi dépendre ci taxawaay bi nga xam ne nguur gi moom la am ci accord yi nga xam ne moom la ñu xalti. naka la ñuy def ba xale yu jigéen ñi ñuy song ak di siif ci école bi mu dakk UNESCO ci njàppandal formé nañ lu toll ci ñetti téeméeri enseignant fële ca Fatick ndax bu ñu fay xayma foofu rek ci école élémentaire gi bu ñu xayma am na juróom-ñeenti xale yoo xam ne dañ leen sàkku siif leen ci atum 2021 bi ba tax waa UNESCO ak jàngalekat yi di xool naka lañ leen di gën a jàppandale ndax ñu ci bëri ci xale yu jigéen ñooyu fa la ñuy jaaree bàyyi jàng bi ak l'école Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey ci leeral. chiffres yi nag boo ko déggee sax daf lay xaw a jaaxal ndaxte nee ñu ci atu 2021 bi ñu génn lu jege fukki élèves yu jigéen sàkku nañu leen ci biir région bi mu am itam yeneen élèves yu bëri yoo xam ni dóor nañu leen wala ñu def leen yenn xeetu métital yi. nga jël affaire sàkku yi am na juróom-ñeenti xale yu ñu sàkku yoo xam ne statistiques yu hôpital la ñu ko jox juróom-ñeenti yoo xam ne ñëpp ay élèves leen wan nañu fi léegi benn étude de cas bu am la danoo soppi tur yi parce que bëggu ñoo feeñal kan la fukki at ak juróom la am benn doomu nijaayam moo ko ëmbal mu ngi doon def 4e violé ko mu ëmb loolu cas la bu ñu xam nit la mi ngi ci dëkk bi. yeneen xeeti violence jëm ci di wax xale bi lu ko metti ñi ngi koy nemmeeku ba fii mu ne ci biir région bi rawatina ci jigéen ñi loolu nag du def lu dul gën a dooleel bàyyi njàng mu teel bi nga xam ne dañ koy faral di nemmeeku. di xale bi soit dañ koy dóor wala dañ koy sonal ba nga xam ne day feeñ ci yaramam am na yoo xam ne peut-être wax yiñ koy wax niñ ko koy waxee ak ni ñuy comporté woo ak moom mën na ko gaañ te mën na nekk ci xelam ba di ko perturber à l'école. fexe ba xale yépp am tawfeex ci école bi ñu yamale itam élèves yu góor yi ak itam yu jigéen ñi UNESCO mi ngi gunge bu baax a baax académie bu Fatick jàppale ko ñu gën a sensibiliser ñi nga xam ne ñoom ñoo di jàngalekat yi nekkee ci élémentaire bi liñ ci namm nag mooy jëlee fi lépp lu violence boo xam ne dañ koy teg ci xale yu jigéen yi nekkee ci école yi. dañu bëgg def ay pexe joxe xam-xam samp ay xarañte yoo xam ne dafay permettre ñu lutter contre les violences de genre en milieu scolaire. école dafa nekk barab boo xam ne dafa war a nekk barab bu dal barab bu jàmm parce que fu ñu wutee xam-xam nit ñi dañoo war a dal kenn waru faa xirtal kenn waru faa gaañ kenn waru faa toroxal kenn. formation bi nga xam ne nag moom la UNESCO jàppale inspection académie bu Fatick ngir ñu def ko nag mi ngi aju ci programme bi ñuy woowee 03 ñaari téeméeri jàngalekat ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ci biir région bi formé nañ leen ci lu ni mel ñoom ñoo fas yéene sensibiliser seen yeneen collègues yi nga xam ni ñëwuñu woon ci formation bu ni mel. gannaaw jëy ja amoon ca Sandaga muy ku xelam matul song jamate benn menuisier ba mu faf faatu ñu jàpp rek ni ki jiite association sénégalaise bi taxawu ñi seen xel matul kontaanul d'accordul ca nañu tegee loxo kooku nga xam ni xel mi daa matul Ansoumana Dione doon jàkkaarloog taskati xibaar yi ne war nañ gën a taxawu ñi nga xam ni dañu am ay jafe-jafe ci wàllu xel ñu teewlu ay kàddoom. ñi amee feebaru xel ci réew mi ñëpp gis nañ ko ñu ngi ci mbedd mi taxawaalu nit ku amee feebaru xel ca Sandaga mu jàpp benn menuisier daal di koy rendi jël safara taal ko ba mu daanaka lu kenn mënut a wax loolu nag réew ba mu am ñëpp war nañoo tiit war nañoo jaaxle gis nañ naka police jëli jee ak risque ci nekk yëpp day wane ne suñ police suñ gendarmerie suñ sapeur pompier tàggatuñ leen ci naka la ñuy jëlee ki am feebaru xel boo seetloo sax sapeur moo ko waroon jëli ji parce que liggéey sapeur la waaye sapeur yi en général ñemewuñu ñu amee feebaru xel moo tax foo leen wooyee ñu ne il faut police ñëw ki feebar du bandi du vagabond ku feebar dañ ko war a dimbalee sapeur pompier moo ko war a jël waaye tey dafay jaadu ñëpp jël ci seen ay responsabilité ca Ndar lañ jëm ak bés bi ñu jagleel feebaru roño di yamook alxames bi fukki fan ci weeru mars ca Ndar moomu jot ca machine yi dialyse jafe na lool ndax bëriwul te séance yi it ni ki personnel bi maanaam ñi ciy liggéey bëriwuñu di sàkku kon ndimbal foofu ca Ndar ci leeral Ousseynou Diop. bis bi ñu jagleel feebaru roño dañ koy amal ci alxames bii waaye ci diwaan Ndar géej moom ñi nga xamante ni ñooy dund ak feebar bu ni mel ñu nga yëglu jàpp nañu ni ay jafe-jafe yu metti la ñuy dund Babacar Seye kenn la ci ñoom. manqué nañu tey ay infirmier soxla nañu itam benn néphro boo xamante ni itam mooy xool wér-gu-yaram bi waaw su ñun
ñun lu ñuy soxla mooy à chaque fois ñuy am ay yeneen personnel yu bees itam soxla nañu centre. moom ci kàddoom ñoom jamono jilee ay jafe-jafe yu metti la ñuy dund machine yi nga xamante si sax ñoo waroon a segg seen deret yi ñu jàpp ni jamono jilee dafa manqué tax sax séance yi ñu doon def dañ ko mujj wàññi. soo xoolee semaine bii nii normalement dañu waroon def ñetti séance déjà ñi ngi wax semaine du rein ñetti séance la ñu waroon def mais ñaari séance la ñuy mujj def. ci kàddu Cheikh Niang feebaru roñoo moom bu la dalee ay jafe-jafe yu mag ngay dund li ci njëkk mooy da ngay ndóol waaye tamit taxawu ba ca waroon am doo ko am. bii moom amul bu mu yemal jàngoro bi nga xam ne bu xasee ba dal la duutoo liggéey boo yoree ak njaboot googu moom mënatoo leen a dundal ndax mënatoo xëy mënatoo gont. association hémodialyse yi nekk ci diwaan Ndar gi nag la mu gis mooy ñëpp dañu war a dugal seen loxo ci xeex bi Banda Sarr mooy seen président. ni ñoo ngi vivre vie bu metti et que dañ leen di soxla lu nu mën toppatoo pour dimbali ñooñu rek xamal ni ñooñu ñoo ngi koy nekk. jamono jii hémodialyse yi nekk ci diwaan Ndar géej ñu ngay dund ay dund yu metti yi tax sax ñuy talal loxo nguur gi ngir mu gën leen mën a jàppale. ñu àddu jëmale ci bés bi ñu jagleel jigéen ñi doon 8 mars bi ak nguur gi nim ci nar a taxaw ngir jàppale leen siiwal na ko moom soxna si yor ministère ba Ndeye Saly Diop Dieng lay wuyoo ñu teewlu ay kàddoom. jigéen moom boppam ci wàllu koom-koom loolee lu ñu war a amal la kon nag faaw ñu teg ay jéego mu doon obligation état bu Sénégal di def ay effort yu bari ngir ñoom ñee kon ñu mën a gën a am taxawaay ci wàllu société bi fii ci Grand Théâtre li nga xam te ni moo di xarañte jigéen ñu wane ko fi bu baax a baax. nous a montré encore la contribution des femmes dans le développement socio-économique de nos pays. Ces femmes, ce sont des braves femmes qui ont été formées dans les nouvelles technologies. Nous avons commencé par les femmes qui sont dans la reforestation. Nous sommes allés avec les femmes qui sont dans l'énergie solaire. Nous sommes ensuite venus dans les femmes qui sont dans la transformation de produits locaux. Et je pense que c'est très important. Sénégal kon na mën a kon accompagner yële jigéen ngir kon ci wàllu koom-koom ñu gën a taxaw. Les femmes doivent être accompagnées économiquement pour pouvoir booster leurs initiatives. Elles en ont beaucoup. Et les initiatives de grande envergure, des résultats structurants, qui ont des projets vraiment qui sont d'apport, ils ont un grand rapport par rapport à ce qui se fait d'habitude dans notre pays. Elles sont diversifiées, les initiatives, elles sont porteurs de richesse et créateurs d'emplois. Donc je pense que ce qui est important, c'est que l'on puisse les accompagner, leur trouver les financements et la formation qu'il fait pour pouvoir éclore leur potentiel. Honorable député Awa Niang jàpp ni Sénégal yàgg na am ay jigéen yu jàmbaare. le national tey en tant que député gis nañ taxawaay bi ndax liste yi xeex nañu ba nga xamante ne tey parité bi akki la ci ñun ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi moo tax instance de décision bu nekk ñi nga xeex pour cër yi gën faa am taxawaay. jigéen ñu daal di koy célébrer ministère tutelam def li ñu mel kon juróom-ñetti fan ci weeru mars gi dëppook bis bi ñuy jagleel jigéen ci àdduna wërngal këpp nguur gi ni kon développement Sénégal faaw mu jaar ci xarañte jigéen ñi. ñu àddu jëmale ci wàllu politique ak député bi di Théodore Chérif Monteil tekki nañ nombo tànk bu mu amoon ci parti Union Citoyenne Bunt bi la ko waral mooy faute lourde et répétée noonu lañ ko bindee ñu jàpp rek ni président Union Citoyenne Bunt bi docteur El Hadj Ibrahima Mbow lay wuyoo ak kuréel bi mu jiitee ci bunt bi daje gu matale gu ñu am ca la ñu jëlee dogal gi nee ñu dinañ ko tënk ci xët woo xam ni dinañ ko siiwal la waral ñu tàqaliko ak Théodore Chérif Monteil ba léegi ci wàllu politique meek système parrainage bi ñu dëgmal ci élection yi dañu jàpp ni waa kujje gi président Macky Sall jalgati waxu justice su CEDEAO la def ndax jàpp nañ ni sàkk woon na ci moom ñu teggi ko fi waaye lu ni mel amul ci leeral Marcel Farba Maroun Pape Sangone Mbaye candidat wala liste candidat bu bëgg bokk ci élection législative buy nar a am fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu dëgmal daa war a am diggante 34 580 ak 55 327 signatures mu di dogal bu direction générale des élections fësal démb te ñenn ñi jàpp ne défiance la bu Macky Sall won waa cour de justice bu CEDEAO. mënta nekk fii ne mooy jiite présidence Union africaine di dem Mali di sanctionner
donc autorité ya fa nekk ñu ne wàccoowuñu ak ponk ak charte yi nga xam ne moom la cour comme moom la CEDEAO teg mu dellu si fii ci dëkkam maanaam ëttu attekaay yooyu nga xam ne ñoo ëttu attekaayu CEDEAO bi daanil dogal mu ne du ko wàccee du ci wàccoo ba pare faalewu ko loolu lañ jàpp ni défiance la vis-à-vis de la cour défiance la vis-à-vis de la démocratie mais yàpp Sénégal yi la loolu nag duñu toog di ko seetaan duñ ko bàyyi jàll dinañ ci taxaw. ñeneen jàpp ne signature parrain yi du gàllankoor démocratie bu Sénégal te sax bu ñu seetee ba seet lu baax la. dañu delloo kàddu gi askan wi maanaam ñi nga xam ne ñooy fal muy électeurs yi ñoom ñoo war ku nekk na nga dem candidat nga am ay baat yoo xam ne war nañ la ko jox pour nga mun a nekk candidat loolu mooy parrainage mooy tey bu fekkee ne da nga bugg a dem ci élection législative pour bugg nekk député. boo bëggee nekk candidat au moins ci réew mi yëpp di nga ci am au moins 34 000 voix muy fanweeri junni voix ak ñeent yoo xam ne ay électeurs la ñooy taxaw signal la nañu ñun d'accord nga pour nga nekk candidat loolu ci tubaab moom la ñuy wax légitimité populaire te nit boo bëggee jiite nag réew mu mel ni Sénégal am lu mat fukki junne ak juróom-ñaari millions nit am ay électeurs yoo xam ne ay millions électeurs la. je crois que buñ la ci laajee fanweer ak ñeent pour nga mën a nekk candidat loolu lu baax la parce que élection yi du sabar gu tas. commission bu ministère de l'intérieur tëral mooy nar a gérer dossier yu jëm ci wàllu parrainage ministre de l'intérieur mi di Antoine Félix Diome nar a daje ëllëg jeudi ak parti politique yi ngir waxtaan ak ñoom ci modalité application parrainage yi. xibaaru tiis ak chef d'orchestre bu UCAS band Sédhiou mi faatu Ibou Diaité la doon wuyoo def na ko ci bés bi àllarba bi ci suba 1975 la tàmbali woon ak UCAS band bu Sédhiou boobu nga xam ni siiw na ci àddina bi ndax primé nañ leen fu nekk Bakary Konté ci leeral. Ibou Diaité moom nag bassiste la nekk chef orchestre bu UCAS moom nag faatu na tey ci suba si feebar nag moo ko daloon ay xaritam mbokkam ak ay voisins ñoom nag ñiy témoigner. musoon na feebar ci ginnaaw bon parce que feebaroon na ba ñëpp kenn amuloon yaakaar ci moom yàlla yëkkati ko waaw yàlla yëkkati ko ba mu commencé waat liggéey mu ñuy dem di dikk muy tëgg basse bi voilà mais fan yi rek. la def ABC voilà donc. Avec Ibou j'ai partagé tout je ne peux mënuma la wax le si lii la ou lii franchement. ma ko doon jàngal guitare. xarit la confident la waaw tey moom Sénégal Afrique monde musical bi dañoo perte li nga xam ne sax après lañ koy comprendre quoi il fut un très grand bassiste j'ai regretté maa ngi regretté lu bëre. UCAS band bu Sédhiou ñu ngi koy créé ci 1959 le 10 octobre Ibou Diaité nag daal di commencé ci orchestre bi ci 1975. mais officiellement ci orchestre UCAS band de Sédhiou mooy 1975. dañu doon wëy man moom ak Men Sissoko man maa leen ne pour ñoom ñu jàng guitare ma ne leen ñun ñëpp ñu jàng guitare ñun ñett comme ça kii di solo kii di accompagner kii di basse mais après mu métti ci man ma bay leen ñoom ñu continuer. waaw moom après on l'a converti en bassiste voilà parce que c'est quelqu'un qui avait de l'imagination qui avait de l'inspiration voilà donc noonu la nekkee bassiste. ak UCAS band bu Sédhiou ñoom bëri nañ titre yi ñi gagné ba pare nag ñu wër àdduna. def nañu ay tournée nationale ak tournée internationale en tout cas suñu première tournée internationale c'était 1973 là au festival panafricain de la jeunesse n'est-ce pas à Tunis c'était en 73 après d'autres tournées sont suivies. On a été en France, à Haka, dans les Pyrénées françaises et au festival de Haka en Espagne. Bon, après, à partir de 1994, on a régulièrement tourné en Europe. fii ci doon Sédhiou nag tiis bu mag moo fi am Ibou Diaité nag fu mu nekk nii denc nañ ko ci cimetière musulman bu nekk fii ci Pakao. Konté jërëjëf loolu doon fii li gën a fës ci xibaaru marax yi léegi xibaar yi ci nasaraan gannaaw gi ñu dellu si waat ci soir d'info jërë ngeen jëf.